téléspectateurs yu ITV di leen nuyu di leen ziar encore une fois am mbégte dellu si fii naka noonu ñu am mbégte dalal Fadel Gueye nekk journaliste naka noonu mu nekk directeur général du groupe Réveil Islamique lu ñuy waxtaanee tey nag ci émission Kenu Askan Wi mu soxal lu jëm ci wàllum aju màkk ndax ginnaaw ñaari at yi nga xamante ni restriction yi amoon na te Arabie Saoudite jëloon ko dem waa ministère des affaires étrangères ñu si noonu janoo ak taskatu xibaar yi ngir tamit xoolaat quota wu Sénégal boobu la quota nag jamono ji indi na ay coow gu bëre moo tax même voyagiste privé yi jamono ji may wax ak yéen ñu ngi def réunion gu am solo ngir xool tamit ban tànk nañuy taxawee si boobu la situation ndax jàpp na ni bi dina leen gaañ Fadel Gueye maa ngi lay dalal jàmm ci plateau Kenu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick maa ngi lay delloo nuyoo. di la gërëm bu baax a baax ci dalal gi nga ma dalal ci sa émission bu am solo bii di Kenu Askan Wi di profité ci occasion bi di nuyu suma xarit mon frère et ami Mamadou Ibra Kane. oui ak Alassane Samba ak mboolem ñi nga xam ne ci kër gi. très bien alors Fadel ñoo ko gisoonoo gis nga ñu bëri ñu ngi ko doon xaar ni mbir mi nag nouvelle bi daanu na démb ci ngoon ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall si janoom ak taskatu xibaar mu génn xamle ni quota bi nga xamante ni moom moo am ren dañ ko wàññi bu baax a baax loolu nag boobu la dogal muy jugee ci kilifa yu Arabie Saoudite ci mission officielle bi nga xamante ni délégation générale moom moo ko yóbbu 2000 naka noonu ñi nga xamante ni ñooy privé bi 3822 alors 2000 ci mission officielle bi 3822 ci privé bi yow mi nga xamante ni observateur nga naka noonu xam nga bu baax a baax màkk kenn du la ko nettali te tamit mbirum aji màkk yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di si bind saa su nekk alors d'abord sa première lecture lan lay doon Fadel Gueye ci boobu la dogal. jërëjëf Hadj Malick man yaakaar naa ni première lecture bi nga xamante ni moom laay def. mooy ñëpp dañoo war a bokk sant yàlla pourquoi ñu war a sant yàlla parce que ñaari at a ngi nii yoo xamante ni amul benn jullit bu jógee bitim Arabie Saoudite dem joxe ponk bu am solo bi nga xamante ni mooy ponk aj li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy li nga xamante ni mooy corona bi nga xamante ni presque léegi moo lëmbe woon àddina effectivement ba tax mesures yi nga xamante ni jëloon nañ ko pour moytu nit ñi yëf yi dal la ak nga wàlle ko moo taxoon Arabie Saoudite jëloon décision boo fàttali ko daaw 60,000 personnes rek ñoo aj te ñu nekk biir Arabie Saoudite la bu ñu waxee ñu nekk biir Arabie Saoudite du rek les saoudiens waaye étrangers yi nga xamante ni ñu ngay dund ci biir Arabie Saoudite tamit ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci réewu islamique yi nga jógee ñi ay Sénégalais amoon na ay pakistanais amoon na indonésien amoon na ay français am na ay chinois am na ay américains yoo xam ne ñu ngay liggéey ci biir Arabie Saoudite ñooña ak citoyens saoudiens yi ñoom la ñu mayoon daaw ñu aj mu nekkoon fa rek 60,000 le pèlerin kon bu ñu toogee ba li nga xamante ni mooy Covid bi wàññeeku bu baax a baax ba àddina bi yëpp seetlu ko ñu commencé tàmbaliwaat activités yi ndak Arabie Saoudite ni kat vraiment ni ñuy def mooy leen daan nañ jël lu war a ma 2 millions pèlerins mais ren comme Covid bi ba tey des na nañ jël 1 million 1 million boobu ñu jël nag yaakaar naa ni Hadj Malick moo waral quota yi wàññeeku Sénégal daana am 12,000 donc bu ñu xoolee dafa mel ni léegi moitié bi ren moom la ñu maye pour ñu dem mais Sénégal doon am 10,000 11,000 ba 12,000 ñi nga xamante ni ay pèlerins nañ ren ji comme ma ko waxee léegi 3822 ci privé bi 2000 ci mission officielle mais néew na quand même waaw néew na mais aussi voyagistes yi ñoom tamit dañu bàyyi xel ci ne lépp mission d'encadrement moo ko moomoon 12,000 yëpp mais teewul dañ jëloon 10,000 yi jox ko voyagistes yi dese 2,000 waaw année yi passé yëpp noonu la woon mission d'encadrement bi ñoom 2,000 lañ dese woon bàyyi léegi 10,000 yi ñu séddale woon ko ñi nga xam ne ñu voyagistes yi donc bu ñu toogee léegi ba ren affaire bi effectivement wàññeeku ñoom defuñu lu dul maintenir si 2,000 bien vrai que gëm naa ni dina am ay négociations parce que ñoom démb ci conférence de presse bi posé nañ ko ministre bi jamono ji sax soxna Aïssata Tall Sall fi mu nekk nii ñu ngi dajee yaakaar naa ministre wax nañu leen dina jël seen doléance jébbal ko le président de la République pour ñu seet ci ay solutions yaakaar naa ñoom bu ñu ñàkk yaakaar mën naa am bu baax a baax ñu yokk seen quota boobu mais yokk quota bi jamono ji est-ce que temps bi pressé wul est-ce que mbir mi jàmpul est-ce que loolu yëpp xañ na fi waaw c'est-à-dire yokk gi moom ñaar rek la mën a nekk délégation bi wàññi
2000 am 2000 jox leen te xam mais naa est-ce que délégation bi dina wàññi. waaw délégation bi dina wàññi wala du wàññi en tout cas bu ñu wàññiwul aussi vraiment c'est vraiment seen droit lay doon. seen droit lay doon absolu parce que 12 millions 2000 lañ ci amoon ñoom. donc bu fekkente ne léegi dañu jël 2000 jël 3822 jox ko voyagistes yi. wax dëgg yàlla yaakaar naa ni séddale boobu séddale bu mandu la. très bien c'est séddale bu mandu la. li ñu mën a def mooy bind xaj na autorité saoudienne yi xaj na ñaan ba xam ndax parce que daana am chaque année même nga xamante ni affaire yi amagul feebar bi ñëwagul nit ñi ñu ngi aji normalement de façon naturelle daa leen toog ba ci yàgg ñu bind autorité saoudienne yi mu jaar ci ambassadeur bi. mu demandé affaires étrangères mu wax ak ministre du Hajj. ñaan ñu yokkal Sénégal daañu leen yokkal léeg-léeg 1000 léeg-léeg ñu yokkal leen 500 léeg-léeg ñu yokkal nangam. loolu aussi mën nañu ko tenté waat ren. dina am wala du am loolu nag moom vraiment ci loxo autorité yi la nekk. Fadel Gueye nekk journaliste directeur général du groupe Réveil Islamique mooy tey suñu gan ci émission Kenu Askan Wi ñu wax lépp lu jëm ci wàllum pèlerinage à la Mecque ci at bi ji atum 2022. alors Fadel gis na ñi nga xamante ne ni ñooy voyagistes privés yi. jamono ji commencé nañu yëglu ne vraiment dañ jaaxle. ndax ñoom dañ commencé woon di encaisser ay xaalis. di jël ay inscription maanaam ñoom luñ doon jël moo ëpp ak quota bi finalement quota bu ñu am. waaw loolu beneen problème a ngi noonu. loolu moom wax dëgg yàlla Hadj Malick problème la. problème boobu nan lañ cee lijjantee. waaw loolu nag c'est-à-dire loolu mooy problème bi quoi c'est-à-dire léegi bu fekkee dañ dund àddina boo xamante ni dañ toog ba ci yàgg. mu am benn pandémie bu ñëw. pandémie bi ñëw lëmbe àddina bi yëpp lépp taxaw normalement ku ñëw ñu la wax di la wax affaire aj da nga ko war a wax mooy ngàddee sa xaalis kat. ba ñu xam ba xam ba ñu xam ndax aj dina am wala du am. maanaam ñoom waruñu woon jël xaalis. normalement man li ma gis mooy comme problème nee na këtt ni jonn. oui te xamuñu kañ lay réglé. la jaadu woon mooy bay jël xaalisu kenn. aj daal amul dégguñu nañ déglu Arabie Saoudite bu ñu nee aj dina am bu boobaa amul problème. ngeen versé peut-être aussi dañ doon anticiper rek. waaw dañ doon anticiper waaw d'accord mais bañ affaire yi ni ko ñu jonn seen kaw. waaw d'accord mais anticiper aussi baax na. mais bu fekkente ne léegi da ngay anticiper tamit vraiment da ngay xam ban date la ñuy ubbiwaat affaire yi mais comme xamoo kañ lay ubbiwaat aj gis nga daaw ñëpp yaakaar ko. oui ñu toog ba caag ñu ni vraiment du am. te daaw sax am na ñu nekkoon situation boobu. am na ñu si nekkoon donc léegi problème bi ngay wax a wax kañ Hadj Malick mooy ñi mësta aj te toog ba nëgëri ñu bëgg a déposer ñoom ñu def parce que li wóor mooy ñu déposé woon ñoom ñooy am priorité. c'est sûr ñu déposé woon ñooy am priorité. waaw c'est sûr. léegi jamono ji date bi leer na ñi nga xamante ni dañ amoon yéene dem aji. waaw ñoom seen situation day xaw compliqué muy si mission bu bokk si délégation générale bi naka noonu ak privé bi loolu nga bëgg wax. dëgg la li ma bëgg compliqué si ñaari parties. ci deux parties yëpp lay compliqué. oui parce que man actuellement maa ngi jot ay coup de fil yu bëree bëri. ñu bëri ñu ngi may laaj ñu ma bëggoon aj mais agence bu ñu dem pour verser dañ naan leen kat ñun duñ jël kenn parce que am na ñoo xamante ni déposé nañu boobaa léegi mat na ñaari at. donc loolu vraiment c'est un problème boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñu am solution. ñu am solution ñu am solution. alors est-ce que yaakaaroo tamit wala est-ce que gisoo ni état wu Sénégal ñi nga xamante ni dañ jotoon dugal seen xaalis ba pare du jot mu jéem a jàppale voyagistes privés yi ndax aussi ñoom aussi dañ am ay engagement ñu jot a dugal seen xaalis ba pare mu jot a dugg ci voyagistes privés est-ce que voyagistes privés yooyu dinañ mën a delloo ñëpp. waaw li problème bi de mooy aj moom bu fekkente ne ko préparé ba pare ba jël ay avance nit wala nga jël ay engagement dem Arabie Saoudite jël hôtel jël transport jël yooyu yëpp ba pare ba xaalis ba de nekk foofa ba pare aj amul mais dama yaakaar ni normalement ñi ñu ko déposé woon muy parce que ña fa nekk ay nit lañu ñu am ay hôtel di liggéey ci aj gi ay saoudien ñii nekk ci transport bi bu xamee ne aj amul la jaadu mooy njël seen xaalis bañ joxoon remboursé leen ko donc man yaakaar naa ni loolu du lay li jaadu mooy la dañ déposé woon pour aj amul normalement seen xaalis war nañu ko récupérer wala bu ñu ko récupérer wul aussi tamit ma nga fa donc engagement boobu nga xamante ne mais est-ce que ñëpp seen xaalis ma nga fa. waaw loolu nag mooy question bi donc doo xam c'est-à-dire ñi encaissé woon ñëpp seen xaalis am nga wala nekk fa mais ñi nga xamante ni déposé duñu fa woon seen xaalis pour servir seen ay pèlerins mu xam muy hôtel moo xam muy transport normalement comme aj amul xaalis ba benn ñu remboursé leen ko wala mu nekkal leen fa comme aj ubbi na ren ña ñuy yóbboo kus néew bu ñu demee ñu dalal leen fa. très bien alors est-ce que arbitrage dafa war a am ci 3822 wala forcément ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëkkoon inscrire
fileek benn at ñaari at ci ginnaaw ñoom ñoo war a nekk priorité ala kulli xaal. waaw moom de li ci nekk mooy xëy na peut-être nekkul ni voyagistes yëpp ñi nga xamante ni am nañu quota yëpp ci délégation bi nekkul ni ñëpp jëloon xaalis ay pèlerins depuis ñaari at yi xëy na am na ñoo xamante ni ñoom jëluñu woon ñooñu peut-être mën nañu am chance ndem am nañu quota tuuti lu mu néew ñu jël ay pèlerins yoo xamante ni ñu mës a aji lañu wala boog ñoo xamante ni jot ñu déposé seen xaalis mais ñi nga xamante ni encaissé woon nañu xaalisu pèlerin depuis ñaari at wala depuis 1 an mu nekk fa li ma gëm mooy ñi encaissé seen xaalis moom ñu ngi am priorité léegi nag man comme du ma voyagiste observateur rek laa bu mën a xam vraiment ñoom rek ñu dese. Fadel Gueye journaliste directeur général du groupe Réveil Islamique moo ne tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. alors est-ce que aussi Fadel lii du nekk occasion yàgg nañ ko wax même sax kilifa yi daje woon nañ tamit ak délégation bi naka noonu ak voyagiste privé xoolaat bu baax a baax secteur bi ñu assainir ko nga xamante ni dañu war a am agrément ñu am ko ñi ko warul am aussi ñu bañ ko am mais ndax ci biir dafa am ñoo xam ne dañ seetlu ni benn pëccuxoo moo si nekk. kilifa yi waxoon nañ dinañ ci réguler mais bu lay déggaatuñ si dara. alors mbirum voyagiste mbirum aji màkk est-ce que jotul ñu joyanti ko bu baax a baax ci réew mi. waaw man yaakaar naa ni jot na pour ñu joyanti ko xam nga boo xoolee réew yu bëree bëri dañu privatiser. oui aj gi le pèlerinage. jël ko ci gouvernement jox ko les privés. très bien ñu yor am nañu ko def Sénégal defuñu ko mais Sénégal aussi vraiment wàññi nañu bu baax a baax li nga xamante ni moo nekkoon alors droit wala boog yi nga xamante ni moom la ñu joxoon. délégation bi. très bien wàññi nañu ko bu baax a baax parce que bu ñu toogee léegi ba comme voyage yi dañoo gën a yokk dañoo bëri encadrement bi diñ daan jël ci ay pèlerins vraiment aju mujj yi élagement yi wàññi ko bu baax a baax. parce que wax naa léegi ñu ne bu fekkante léegi 12000 la woon 10000 yi jox nañu ko les privés donc ñoom 2000 lañ dese te nag encadré aj dafa baax Hadj Malick mooy mënta ñàkk c'est-à-dire man d'accord ma ci privatisation bi. d'accord aussi ci Sénégal à 100%. ah bon lu tax oui parce que xam nga Arabie Saoudite ñoom bu autorité la ñuy waxal bul fàtte ne ci OCI yi lay jaar. OCI. organisation de la conférence islamique organisation de la conférence islamique. oui muy déterminer quota yi. selon réew mu nekk ñaata nit fa dëkk. Sénégal comme 16 millions la ñu am wala. ça dépend 17 millions dañuy xool loolu lu tolloog loolu ñu jox leen seen quota bu dee fu mel ni. Chine la noonu bu dee Nigéria bu dee Indonésie bu dee Malaisie noonu nañ koy réglé. te ku ne xam na ni bu OCI moo boole pays islamiques yi nga xam ne 52 pays islamiques yi. la organisation de la conférence islamique lamboo. donc ñoom du ñu wax ak privé mais état la ñuy waxal comme état la ñuy waxal nag il faut ñu bàyyi fi vraiment lu officiel loo xamante ne bu ñu demee ba kii ak yooyu dañu mën a am interlocuteur boo xamante ni dañu mën a wax ak moom ci affaire aj te fi mu nekk nii les voyagistes privé yi fi mu nekk nii ak loo ci mën a dégg. ku ci dem sa pèlerin am problème wala yow nga am problème toujours ci mission d'encadrement bi ngay ñëw. parce que état li mu mën a régler vraiment ab privé mënu ko régler. moo tax ma yaakaar ni bàyyi leen fi ñuy encadrer vraiment lu baax la lu am solo la léegi li ma ciy yokk rek mooy pëccëxoo gi am na puisque léegi voyage aj gi ñu bëree ba léegi dañ ko def ab business dañ ko def. toujours waaw damay toon toujours sama xarit Abdou Aziz Kébé. oui ni ko léegi aj gi de wax dëgg yàlla war nga fexe ba aj gi saf l'islam mu ni ma man di toujours damay wax ni aj war naa saf l'islam xaalis neex na lool. koom neex na lool waaye nag nañ fàtte ni aj bu ñu fàtte mukk ni aj jaamu yàlla la. te ñu bëre te am na ñoo xam ne dañ fay dem ndax business. dañuy dem ndax business ba aayul. parce que yàlla ci boppam ci aay bi nga xamante ne moom lay wax aj nee na jullit ñi di ngeen aj jaamu yàlla waaye itam di ngeen defaraale seen économie ci aj. aayul mais Sénégal bi ñu ko gisee ci aju mujj yi day dem ba finalement du safati diine. ci comportement yi per yeeg nit ñi wute xaalis ak voyagiste yeeg pëccëxoo geeg coow leeg xuloo baak yooyee loolu vraiment dafa nekk lu jar a xoolaat ndax aj nag vraiment économie bi baax na loolu xaalis bi nga am ci koom mais nag nañ bu ñu fàtte ni jaamu yàlla la parce que mooy 5e pilier de l'islam waaw donc na saf sàpp daal l'islam nañ fexe ba wàññi ak loo ci mën a am na ra doy. très bien alors nga xam ni vraiment yàlla la. yow Arabie Saoudite xam nga fa bu baax a baax yàgg nga aji alors lan nga fay déplorer ci wàllum business bi lu tax nga siy insister nii lan nga fay déplorer. waaw xam nga sénégalais yu fay dem. waaw xam nga sénégalais yi fay dem yàgg nañoo dégg ay coow. yàgg nañoo dégg ñu dañu fay dem di fa xeexoo saoudien yi am na ñoo xamante ni dem nañu ba dañuy seen force de l'ordre bi. dañuy déplorer souvent comportement wu
yéen ñenn ci Sénégalais yi. jaaykat yi ni ñuy jaayee. yenn femmes yi day am anarchie xanaa. waaw désordre total. désordre xam nga aj moom dafa doy waar. daanaka fu ne la ñu di jógee ñëppay aj mais am na pays yoo xamante ni dañoo discipliné. très bien. par contre Sénégal am na ci comportement yoo xamante ni jigéen ñi war nañ leen sensibiliser bu baax a baax. ñuy xool ni ñuy solo. oui. di fexe bay correct di muuru parce que aj loolu la laaj. aj dafa laaj worma parce que ponk la boo xamante ni yàlla ko fonk lool puisque nee na aj gu ñu nangu alhajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illal janna. aj goo xamante ni nangu naa ko daal payam mooy àjjana directement. loolu nag boo ci nekkee doo ko foyee war ngaa bàyyi sa xel ci sa comportement war ngaa bàyyi sa xel ci sa col war ngaa bàyyi sa xel ci bañ a xuloo bañ a ŋaayoo. parce que kat aj aaye nañ fa xuloo aaye nañ fa ŋaayoo ku la tooñ ku nekk nee ko jégal naa la. très bien Fadel Gueye journaliste directeur général du groupe Réveil Islamique nekk gan bu émission Kennu Askan Wi alors ñu gis ni naka noonu tamit Arabie Saoudite aussi nee na dëkk bu nekk sa compagnie nationale moom mooy affrété li nga xamante ni moom moo di pèlerin yu dem Makka. suñ jëlee kaw Sénégal Air Sénégal. loolu quand même suñu patrimoine la lu am solo la sa gis-gis. Air Sénégal moom mooy yóbbu ñuy aju Makka. loolu man dama cee kontaan trop. très bien dama applaudir bu baax a baax a baax. oui parce que dafa jot Sénégal vraiment comme am nañu compagnie boo xamante ni Air Sénégal la drapeau Sénégal bi ñu ca nekk. aj gi ñuy bañ a jël benn compagnie boo xamante ni bitim réew la nekk. day fexe ba di jël Air Sénégal. loolu mooy bëgg sa réew. loolu tamit wax dëgg yàlla moo gën a dal xel ndax ñoom bul fàtte ne autorité saoudienne yi dañuy xaw a tiit toujours ci feebar bi. dañuy tiit bu baax a baax ci feebar bi donc réew mu nekk ñun la léegi sa compagnie mu jël say pèlerins loolu vraiment dina gën a régler lu bëree bëri di nga fexe ba di nga mën a sensibiliser les pèlerins mesures yi nga xamante ne war nañ koo mën a jël pour aar seen bopp aar ñeneen ñi dinañ ko jël. su ko defee léegi ñu mën a dem def aji ci jàmm ak salaam ànd ak discipline ànd ak worma ñibbi si incha allahu taala ci jàmm ak salaam. man d'accord naa bu baax a baax ci boobu ba. décision bi nga xamante ni jël nañ ko Hadj Malick. très bien alors kon waa Air Sénégal ñoom tamit dañu war a bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni des fois dañu ko doon nemmeeku si yenn mission yi nga xamante ni ñu naan ay vol bi dafa am retard. wala nangam sangam am ñu nekk aéroport wala si hangar pèlerin yi di xaar lu yàgg-yàgg. je pense bien que ñoom jamono ji war nañ jël seen ay dispositions ba mbir mi du am faille wala sax fekkee ni am na faille. du am solo maanaam daal manquement yi ak dysfonctionnement yi war nañ ko mën a saytu bu baax a baax ba mu nekk lu néew. ah dëgg la vous avez parfaitement raison man yaakaar naa ni Sénégal en tant que compagnie war na bàyyi xel yu mel noonu. très bien am na ñu ko déplorer ci ay voyages yoo xamante ni amoon na. ay retard yoo xamante ni vraiment yu weesu dayoo la. bu ñu demee ba jox la lu toll ni aj. vraiment war nga fexe ba organiser waat sa compagnie fexe ba am rigueur boo xamante ni di nga fexe ba nga respecter les rendez-vous départ yi ak bu arrivé yi nga respecté ko bu baax a baax ba nga xamante ni alors pèlerins yi du ñu am dara loo xamante ni moom la ñuy ñaxtu Hadj Malick. très bien alors ci wàllum koppar gis nañ ni Arabie Saoudite dafa arrêté lu jëm ci wàllum frais bi nga xamante ni mooy frais de voyage yi 4 millions ak 200 000 xawta bare. waaw moom xam naa ni dina bëri 4 millions 200 000. yàlla xam ne ni sànq maa ngi ciy waxtaan ak consul général bu Arabie Saoudite mu ni moom yëgu ko woon sax. oui mais ce matin la yëg ni ren bo frais aj gi 4 millions 200 la mais nee na bu ñu xoolee li nga xamante ni moo xew day daal di am lu ko justifier gis naa ni wax dëgg yàlla bëri na dama xamul kay est-ce que loolu mission d'encadrement bi la wala am mooy même montant bi nga xamante ni voyages yi aussi moom la ñuy. moom la ñuy yóbbu waaw loolu moom laa xam loolu moom moo ma desee leer parce que en général mission d'encadrement bi. muy délégation bi daawuñu bokk ay prix ñaare ak voyagistes yi. effectivement puisque bul fàtte ne voyagistes yi am nañu ay façon aj yu bëree bëri. waaw am nañu nekk ak façon fi ngay nekk ak fi ngay yooyu fi ngay ajee am na ñoo xamante ni VIP la ñu am. VIP moom yëpp loolu kon boobaa. am na ñoo xamante ni aj simple la ñuy aj donc léegi yaakaar naa ni loolu xëy na peut-être mi ngi concerné li nga xamante ni maanaam léegi moo concerné li délégation maanaam léegi pèlerins yi nga xamante ni dañuy dem ci ak délégation bi muy mission d'encadrement bi mais concerné wu les voyagistes pourquoi parce que voyagistes yi amuñu benn tibu aj rek am nañu ay façon aj yu bëri
am nañu aj boo xamante ne aj bu simple lay doon mooy gën a moins cher. am nañu aju VIP. ça dépend ci classe yi daal. ça dépend ci classe yi ak ñi nga xamante ne noonu lay amee ñi nga xamante ne day dem jël 5 étoiles. waaw gën a jigee Kaaba gi ñee gën a jigee mosquée prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam su ko defee léegi yooyu moom ñi nga xamante ne ñoo yàgg nañoo organiser aj xam nañu ko mais ala kulli xaal daal vraiment métti na waaye nag jàmm yàlla yombul jàmm yàlla du lu yomb te it aj jar na lu ëpp loolu wax dëgg yàlla. très bien alors damay dellu soit tuuti Fadel ci wàllum privatisation bi sànq da nga ni yow ànduloo si benn yoon. alors est-ce que yaakaaroon ni Sénégal dafa toll foofu quand même mu privatiser aj bi. waaw privatisation depuis des années ñu ngi koy wax. oui mën naa ni depuis le Sénégal sous Abdoulaye Wade. bi Macky Sall ñëwee aussi tamit le président Macky Sall tamit am na ñu continué woon di ko wax di ko ruumandaat suuf mais man daal li ma gis mooy aj moom quoi qu'on dise nañ ci bàyyi lu officiel tuuti maanaam bu ñu jël lépp rek jox ko les privés. parce que damay xalaat xiiro ngaa yoo am ci. seen biir ñoom. ci seen biir ñoom te bu boobaa vraiment dina doy waar parce que bu boobaa ñi nga xamante ni mooy beneen partie bi muy côté saoudien bi du ñu xam ñoom alors ñen la ñuy wax état rek la ñu mën a waxal. parce que dafa am ministère du hajj moo yore aj gi kooka naatango mooy ki nga xamante ni mooy ministère affaires étrangères bu Sénégal moo tax il faut ñu loger li nga xamante ni mooy délégation bi wala mission d'encadrement bi ci ron ministère affaires étrangères bu Sénégal pour bu ñu demee ba mu ni kët yi ñu jonn am ay problèmes yu am ñu mën koo régler ci seen niveau ñoom entre deux états. très bien am na réew yoo xamante ni def nañ ko mais réew yooyu bokkuñu Sénégal parce que réew mel ni Indonésie nga xamante ni daanaka dañoo am seen kaaba bopp. am seen safa ak marwa bu ñu def yett am seen jamra yu ñu kere nga xamante ni boo juddoo presque booy nekk xale lañ la jàng na la ñuy aje nga commencé def tawaaf seen façon kaaba bu ñu teg di wër am soo fa jógee nga def fu ñu tudde fu xamante ni dañ koo njett mu mel ni safa ak marwa ngay dem di ñëw di ko jàng fa ñuy sànnee jamra ya ca Mina nga dem di jël di sànni wala ni ngay sànni nga xamante ni dañ lay jàngal ak nga xamante ni da ngay discipliné ba nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ne aju nañu mag ñi aji ba seetlu nañu vraiment discipline bi nga xamante ni Indonésie pays asiatique yi moom lañu am ci aj culture bi ñu ci am nga xamante ni daanaka groupe bi lu mu rëy kenn jiitu ñëpp topp ci fu ñu leen taxawloo fa la ñu taxaw leen ñu taxaw ñëw leen ñu ñëw. aj gu discipline moom. loolu mooy discipline loolu nag malheureusement amul ci Sénégal. Sénégal moom vraiment àggaguñu ci niveau discipline ak politesse ak responsabilité. fu ñuy privatiser aj gi di ko bàyyee les privés rek. mais loolu foofu fan ngay situer responsabilité bi ci wàllum changement de comportement yi nga xamante ni sénégalais yi suñ demee Màkka war nañ ko fa amal. waaw xam nga sensibilisation bi moo des wala lan. waaw man gis naa ni mën naa ni responsabilité partagée la. responsabilité partagée la dans la mesure où am na ay mission d'encadrement yu fi jaar yoo xamante ni vraiment daan leen déplorer. ni ñuy sàgganee ñi nga xamante ni ñooy ñi dem ci. maanaam da leen dem rek bàyyi leen. bàyyi leen ak seen sago même ñoom rek ñuy dem bu ñu demee xam su ko defee léegi daanaka bu ñu yëgee problème bu ñu am rek mooy dañuy dem ba yëf yi nag bu garaaw. ku daanu wala ku accidenté wala koo xamante ni am ci ba nga koy bëgg a rey ñu doog a wër mission ba xam fi ñu nekk ñu indi leen. mais yooyu nag wax dëgg yàlla ci at yu mujj yi moom wàññeeku na. at yu mujj yi man gis naa ni am na li ñu tuddee harmonie entre délégation bi ak voyagistes yi. am na taxawaay bu am solo boo xamante ni vraiment mission d'encadrement bi ñu koy taxaw ak privé yi ba nga xamante ni vraiment déggoo gi ak entente gi vraiment gën naa yokk mu des léegi nag suñu comportement ñun en tant que ay Sénégalais. Sénégal ci bopp moom la yàlla bind mu féex Sénégal ci bopp moom la yàlla bind vraiment mu am nu mu mel bëgg-bëggam bu xasee taxaw daanaka gisati dara. Sénégalais da koy jox rendez-vous 8h de moom mën na. mu ngoog mën na bàyyi sax ba 10h mu génn kër. c'est ça moom jox rendez-vous 8h. mu bàyyi ba 9h wala 10h soo koy génn. mu ngoog moo tax ma yaakaar ni loolu Serigne Cheikh Tidiane daa wax naan. réew mi il faut ñu ndëppal ko. loolu la dama yaakaar ni moo ci nekk maanaam il faut nit ñi xoolaat jikko yi. naam sax du ñëpp sax mais quand même. waaw mënti nekk ñëpp. règle boo gis dina am exception. mais li ëpp ci Sénégalais yi. war nañu xoolaat seen comportement. très bien war nañu xoolaat seen doxalin. war nañu xoolaat seen waxin. war nañu xoolaat de manière générale. oui loolu nag yaakaar naa ni li Serigne Cheikh doon wax ni bu ñu sangatul Sénégal ci légitimité dinañ ko sangat ci deret loolu je crois bien que ñu ngi koy commencé gis. parce que wax nit ku sage la woon koo xamante ni lépp lu mu masaan wax dëgg yàlla ñu ngi gis vraiment ni alors ñu ngi koy dund actuellement ci jamono ji. wax yooyu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax. ci côté yëpp mu nekk ay waxu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy yu am solo yooyu nga xamante ni daan na ko jàllale
nit ñi bëri duñ ci bàyyi xel waaye dañuy dem nag ba gis ne ñu ngi koy dund actuellement. Très bien. su ko defee léegi nag jot na pour kenn ku ci nekk delluwaat ci sa bopp am taxaw seetlu ci sa comportement sa doxalin sa waxin moo xam yaa ngi Sénégal moo xam yaa ngay aji moo xam yaa ngay tukki ñu fexe daal vraiment ba jéem a préserver li nga xamante ni moom la ñu xamee Sénégal mooy réewum teraanga réewum jàmm réewum vraiment discipline ñu bëri ci biti loolu la ñu yaakaar te boo demee Arabie Saoudite état saoudien ñu fonk sénégalais lañu. vu relation historique yi am entre les deux pays ak deux peuples yi su ko defee léegi nag yow boo demee am beneen comportement boo xamante ni vraiment dafa wuuteeg ñoom dañuy yaakaar ni noonu nga waroon a mel vraiment da ngay toroxal sa bopp toroxal sam réew loolu vraiment c'est à éviter Hadji Malick. Très bien alors Fadel Gueye nekk journaliste naka noonu nekk directeur général bu groupe bii di Réveil Islamique moo nekk si émission Kenu Askan Wi du ñu desee si ay simili bëriwul alors Fadel tama war a aji laataa sax may ñëw si âge bi nga xamante ni bokk na si condition yu Arabie Saoudite teg si table bi kan moo war a aji ndax des fois da ngay gis ñoo xamante ni dañu aji fekkee ni seen wàllum wér-gu-yaram demeewul noonu seen wàllum tamit lu jëm ci wàllum loo xamante ni dañ koy xool mu nekk ay consultation médicale bi dafay ara tembe mais teewul dañuy dem aji. dëgg la dañ koy lijjanti ba dem aji kan moo war a dem aji. waaw loolu moom posé nga question bu am solo Hadji Malick question la boo xamante ne vraiment question bu ma posé la parce que Sénégal daanaka aj la ñuy jiital sax ci yeneen ponk yi te aj dafa am lu ko jiitu xam nga 5 piliers de l'islam bi ci jiitu mooy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah d'abord bala ngaa wax waxi julli ak asaka mooy da ngay gëm d'abord seede wax ñaari baati seede yi nga xam ne mooy maa ngi seede ni yàlla rek mooy buur amul benn buur bu dul yàlla. effectivement maa ngi seede aussi ni suñu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni ci ñun. bu jàllee bi topp mooy iqaami salaat. mooy taxawal julli nag boo xasee ba nekk jullit. julli moom cinq prières moom war taxaw donc ko war di def di ko respecté. bu paree nga ñu andi itaaw zakat. fexeel bala ngay gagné bu fekkente ne mën ngaa denc 1 million wala 100 000 francs yoo xamante ne fa nga ko teg ren ba déwén du jëw ci benn dërëm am na àq yoo ci war a génne jox ko ñi nga xamante ni mooy ñi ko islam wax ñu jox leen ko. muy zakat boo fa jógee itaaw zakat nga ñëw ci sawmu ramadan mooy weeru koor wi ñu génne bërki démb boobu moom mooy 4e ponk bi 5e bi nag mooy alhaj Sénégal nag da ngay gis koo xamante ne vraiment day jël aj jiital ko sax ci yooyu yëpp. ci yooyu yëpp. waaw yooyu da ngay toog vraiment doo am sa dépense matul sa wér-gu-yaram matul xañ na peut-être sax am nga ay bor yoo xamante ni vraiment war nga koo fay. nga ne ko fu ñukk ni léegi damay dem aji. waaw wala ay bokk ay natt. waaw mooy force dem aji. c'est ça pour aji li ko waral mooy ñàkk dégg diine rek mooy ñàkk dégg diine xamuñu ne aj gi mook woor gi nga doon woor bërki démb ak julli gi nga julli ak asaka ji ngay génne ñoo yem jaamu yàlla la mais dañoo gis ñu bëri ci ñoom Sénégal yi malheureusement dañoo gis ne aj moom alors puukare la war a nekk boo xamante ne léegi boo demee ba ñëw am nga dina war a maam wanewu bi sa rang social daa war a changer ñu lay wax élage wala ñu lay wax bu ajaratu te fekk na élage bu ñu la koy wax mooy booy aji boo parce que élage mooy voyage maam léegi voyageur kuy voyager booy dem ngay tudd élage mais boo ñibbisee nekk élage booy dem ngay tudd aji mais boo ñibbisee nekk doo ajaratu Sénégal nag malheureusement des na lu bëree bëri léegi sax na parce que léegi bàyyi nañu seen bi ñu or njëkk bi ñu or ngay def boo ajee tax bi ñu or boo ñëwee ree ñu xam ni kii aji woon na maak loolu nag day dem ba jamono nag wax dëgg yàlla bu yàggee day dem ba changé nag ba soppeeku nañ bàyyi xel daal ci ne aj moom su farata la parce que ci 5 piliers d'islam yi nga ci bopp piliers yi la bokk waaye nag nañ bàyyi xel ci ni moo ci mujj bala ngaa aji war ngaa fexe ba bul bàyyi bor te fayuloo ko bala ngaa aji da nga fexe ba ñu xool sa wér gi yaram nga xam ndax attan nga aj gi wala déet parce que aj nekkul lu yomb umra moo gën yomb aj yombul dafa laaj kàttan dafa laaj wér war ngaa xool ba xam ndax yow amoo priorité sa kër est-ce que sa waa kër ñi ngay bàyyi di aji di nga leen bàyyi seen dépense bu doy sëkk wala déet yooyu daal yaakaar naa ni yu am solo la Hadji Malick bala ngaa xalaat ci aj daa jàpp daal ni moom da ngay dem pour mottali rek li nga xamante ni mooy li nga doon def te yàlla santal la ko ci 5 piliers yi. très bien alors ñu gis ni boobu lay aj bokk na ci conditions yi nga xamante ni juróom-benn fukki at ak juróom du ko weesu ànd nga ci quand même. waaw c'est sa gis-gis décision bu sage la bu saoudien yi jël.
waaw loolu day wax dëgg yàlla décision la boo xam ne xaaroon naa ko. xaaroon nga ko. waaw xaaroon naa ko dans la mesure où ñoom li ñu gëm ba tey mooy pandémie bi jeexagul. pandémie bi jeexagul. jeexagul effectivement. am na ay variants yoo xamante ni. mi ngi am ba fi mu ne nii chaque jour di nga dégg réew mu nekk di nga enregistré même cas yi nii dinay am. ñu ni comme aj bokkul ak umra fi mu ne nii ren ci umra bi kon 4 millions de pèlerins ñu ñoo umra ren 4 millions. 4 millions. waaw moom ñoo umra ren. waaye bokkul ak aj ndax umra bi ñii dañuy ñëw umra delluwaat seen réew. ñii dañuy ñëwaat umra delluwaat. umra bi yow avion ngay jël wàcc dem sa hôtel dem ci mosquée yi di julli ji yaa ngay takk sa masque yaa ngay moytu yaa ngay xool da ngay def mais aj dafa am lien yoo xamante ni diggante Mina ak Arafat ak Musdalifa foofa munoo fexe ba raj-rajloo ak jaxasoo du ci am toujours dafay am su ko defee léegi nag moo tax ñoom ñu ni léegi de comme feebar bi ñi âgé la gën a yëpp ñu ni kon léegi nañ jëmale ren âge bi ci 65 ans bu ñu koy yemalee ci 65 ans ñiy dem du ñu nekk mag lool nga xamante ni tey jii même maa réer taal kenn ñaanu ko waaye tey ku yàlla dogal mu dal la tamit boobaa ñoom dañu mën a jël ay responsabilités mën a traité rapidement ñu génnaat moo tax daal ñu ne woon ñi nga xamante ni dañoo âgé lool ñu bàyyi bañ a bokk ci 1 million bi ñu tànn ren bu ñu demee nag incha allahu taala ba déwén xëy na jëf yi dina gën a wàññeeku ñu ngi ko ñaan yàlla bu boobaa vraiment ñu continuer waat jëlaat âge ba ñu doon jël te mooy bañ ko wutal limite. ku bëgg a aj alors ku bëgg aj bañ ko wutal limite loolu xam naa ni peut-être foog Arabie Saoudite ñëwaat si fekkee ni pandémie bi dem na ba yàlla suturaal ñu mu jeex si àddina wéngal képp. alors Fadel li ñu desee si ay simili bëriwul alors wàllu agrément yi gis nañ ni voyagistes privés yi bëri na am na si ñoo xamante ni naam sax ñu ngi def seen liggéey normalement ñu ngi sàmmonteeg ak li nga xamante ni moom la ñu wallu ak état au Sénégal ak pèlerins yi mais quand même am na si ñoo xamante ni même sax ñoom seen biir am na ñu koy déplorer ñoo xamante ni kenn xamul fu ñu amee agrément wala sax seen agrément yi ñu koy amee dafay xaw a doy waar dañuy encaisser yenn xaalisu pèlerins yi te ñoom chaque année danañ nekk si ay jafe-jafe. waaw loolu moom vraiment lu doy war la. lu mat a bàyyi xel la lu mat a régler la aussi waaye mooy loolu lépp tam day dugg rek ci li ñu doon wax léegi ci Sénégalais. xam nga Sénégalais dafa bëgg lu ñëw rek mu bokk fi mu ne nii bu ma la waxee ni la Hadj Malick am na ñoo am agrément ñoo xamante ni ba fii may waxee ak yow nii mos ñoo organiser aj. ah bon waaw waaw. loolu daf may nax rek. billaahi te ñu ngi ak seen agrément toog. am agrément toog ci. am agrément toog. am na ñoo xamante ni dañuy encaisser xaalisu pèlerin mais dañuy mujj dem ci beneen koo xamante ni am na agrément jéem a xool nu ñu liggéeyee ñoom pour mën a yóbbu seen ay pèlerin su ko defee léegi nag vraiment liggéey bu nekk dañ ko war a organiser. yaakaar naa ni ñiy organiser aj di voyagistes yi. oui war nañu xoolaat vraiment nu ñu seeree seen rang. seet nu ñu organiser mais gëm naa ni nag organiser wu. ñu ngi organiser woo mais gëm naa ni fi ñu ngi ci bu baax a baax parce que bu ñu ko comparé rek année yi passé vraiment léegi tane na bu baax a baax. am na amélioration quand même. léegi am na amélioration bu baax a am na baax aussi am na innovation yu am solo. oui léegi am nañu porte-parole boo xamante ni léegi mooy wax ci seen tour. oui ñu ngi jéem a fédérer seen ay effort di xool nu ñuy fexe ba yëf yi vraiment gën a baax. très bien waaw. mais ñi am agrément ba pare toog si ñoom mosuñu yóbbu kenn ku aji. mais ñoom seen situation dañ ko war a xoolal wala la. waaw dañoo loolu jël la agrément ñu jox ko ñi nga xamante ni soxla nañ ko. quand même waaw loolu la man yaakaar naa ni am na ci ñoo xamante ni toog ba ci yàgg ñu ni dañuy wut ku ñu àndal jéem a fusion kii ak ñoom. pour ñu aj ñi am nañ pèlerin def fusion. oui comme ça léegi ñu mën a ànd yóbbu ay pèlerin mais gëm naa ni xaj na délégation bi dina ci bàyyi xel bu baax a baax yaakaar naa ni ñooñu bu mën nañ teg ay conditions charte yoo xam ne yu leer la képp koo xamante ni amoon nga agrément dañ lay may fii ak at wala ñaari at bu fekkente ni gis nañu ni yóbbu woo benn pèlerin sa agrément dañ koy jël jox ko koo xamante ni vraiment am na capacité yóbbu pèlerin man je crois bien que loolu xañ na délégation bi ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax a baax pour seet vraiment nu ñu ko résoudre ba képp koo xamante ni am nga agrément vraiment nekk ku yeyoo aj. très bien alors Fadel Gueye nan nga gisee liggéeyu délégation générale bi nga xamante ni professeur Abdou Aziz Kébé moo ko jiitee nan nga gisee ñoom ba mu fi ñëwee ba léegi li nga xamante ni moom moo di changement yu am ci biir pèlerinage à la Mecque bi nga xamante ni Sénégal da koy faral organiser at bu nekk ñu yóbbu ay pèlerins ñu dem Arabie Saoudite plutôt. waaw man gis naa ni wax dëgg yàlla man mën naa ni ñi fi mas a jaar ñëpp ci pèlerinage ma samay xarit lañu.
ñi fi mos a jaar ñëpp. ñi fi mos a jaar ñëpp man bi ma màggee léegi xam ko am ay relation yu dëgër ak Arabie Saoudite di collaborer bu baax a baax ak ambassade bu Arabie Saoudite ñi fi mos a jaar ñëpp commencé ci El Hadj Moustapha Cissé. oui. wàcc ba ci docteur Rawane Mbaye. El Hadj Rawane Mbaye. oui ñëw ba ci Cheikh Tidiane Cissé imam Medina Baye. yor na ko fi 1 an. wàcc ba ci docteur Thierno Ka. am na aussi Diop. waaw Mansour Diop. jaar na fi am na beneen militaire bu fi jaar. oui koo xamante ne aussi yor na ko. wàcc ba ci suñu xarit Thierno Diakhaté. ñi ko mas yor ñëpp wax dëgg yàlla man samay xel lañu. très bien Abdou Aziz Kébé rawatina Abdou Aziz Kébé. Abdou Aziz Kébé gis naa ni vraiment c'est un homme intègre. boo xamante ni vraiment yàlla jox na ko diplomatie. oui war na mun a wax ak ñi nga xamante ne ñoom lay séqal aj ji te gëm naa ne aussi mi ngi ci nekk moom ak son frère docteur Khadim Silla bi nga xamante ni moom lañ toxal ci moom ñoom ñëpp wax vraiment ñu ngi liggéey ndax seen entre genre dinañ fexe ba toujours vraiment problème yi gën naa ñëw daal vraiment ci at yu mujj yi. bi ñu ko yoree léegi gis nañ ni vraiment daa nga dégg ay conférence de presse toujours presse bi ñu ne pèlerins yi nangam délégation bi. loolu vraiment des pèlerins laissés en rade. yooyu vraiment di nga ko dégg. yooyu daa waaw ci yooyu gars yi daal jaay journaux yi nga xamante ne boo xëyee suba teel rek da nga koy gis da ngay tiit. waaw yooyu vraiment gis nañ ni at yu mujj yi wax yàlla wàññeeku na. mais li ma gëm mooy képp ku fi mas a jaar rek bàyyi nga sa tuus ci aj gi kenn ku ci nekk vraiment def nga effort. très bien ci lu amélioré li nga xamante ni mooy aj gi. très bien mboole ñu ma fi tudd kenn ku ci nekk am nga liggéey doomu aadama nag moo mënta mat. kenn ku parfait amul. xaj na peut-être liggéey boo gis dina am faay waaye daal gis naa ni ñoom ñu ngi góorgóorlu jusqu'à présent seen kéemtalaayu kàttan fexe ba aj gi jaar yoon wax dëgg yàlla fexe ba aussi ba gën a coordonné ak ñi nga xamante ni ñooy voyagistes yi. très bien alors sànq foofu sax xam naa ñu jeexalee Fadel Gueye yaa ngi doon wax mbirum comportement si yenn sénégalais yi gis nañ ni fan yi dafa am benn coow bu ñuy wax muy Dubaï Porto-Party. dégg nga ko. waaw man di dégg naa loolu. waaye daanaka doy na waar rek bugguma ko sax dégg. mais doy na waar. waaw bugguma ko sax dégg mu des léegi nag ñun en tant que ay journaliste. oui nañ xool ba xam est-ce que ñoom réellement yëf yi dañ koy waxee noonu la. très bien parce que man dama gëm ni Émirats arabes unis. oui ab état la du sax ab état mais état yu dajale yu fédéré. tudd les Émirats arabes unis. oui am nañu ay njiit am na koo xamante ni mooy guide ba nekk Abu Dhabi am na ñu nekk koo xamante ni moo nekk Dubaï di Al Maktoum am na ñu nekk Sharjah di Al Qasimi am na ñu nekk Ajman maanaam état bi nekk am na ku ko jiite ñoom ñëpp nag ki nga xamante ni moo leen jiite léegi mooy ki nga xamante ni moo nekk fële ci Abu Dhabi di Al Nahyan nan la ñu mën a seete autorité yooyu lu mel noonu di am ci réew mi ba indi coow lii vraiment rek ñu ko mën loolu dina ma jaaxal question la boo xamante ne amaguma réponse daf ma ëlëm beneen bi ci topp mooy mën naa nekk ñoom ñu biñ ko yëg parce que xam nga yooyu aussi état mën na ko bañ a gaaw a yëg bu fekkente ni amul renseignement yu dëgër mais li mu bëgg a wax daal mooy lu ruslu la loo xamante ni vraiment déggu ko sax vraiment dafa ñaaw man bëgguma koo xool du ma ko xool en tout cas parce que ñaawin woo xamante ni kenn mësu koo gis. foo ko takk weesu na ko te alal jërul loolu. vraiment c'est-à-dire il faut lépp day delluwaat rek ci li ma la wax rek. man a bëgg alal gu jëm tey daar naa am daar tey naa am. pour man nag tous les moyens sont bons naa am rek loolu wax dëgg yàlla ku ko def moo xam muy góor muy jigéen. vraiment jàpp ni yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor sa askan. te vraiment man de wax dëgg yàlla. jaxas xam naa ay émirats yu bëree bëri xam naa ñu ci bëri ma xam ci ñoom ñoo xamante ni vraiment loolu moom xalaatuñ ko mais nag bul fàtte ni Dubaï réew la moo xamante ni dafa bëri ay étranger indiens yi bëri nañ fa dégg nga de pakistanais yi bëri nañ fa ghanéens yi bëri nañ fa ña fam nationalité bëri nañu su ko defee léegi doog dul xam loolu mafia la xaw ma ña ko yore ñan lañu ña ko def ñan lañu waaye daal xale yi daal ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp vraiment jéem a dellu si waat seen xel xam ni loola moom yàlla dee ñu suul la sax moo ko gën waaw dara jëru ko vraiment mu nekk lu doy waar vraiment je suis désolé yaa Hadj Malick waaye vraiment nouvelle la boo maanaam daal mbir la moo xamante daal man jaaxal na ma te ñun si wax ay sénégalais yu si bopp ëlëm na ma mooy wane nii li nga doon wax sànq nii am na si ñoo xam ne dañ fay dem mais leneen moo leen fay yóbbu effectivement xam nga yàgg naa dégg ñuy wax ni am na ay sénégalaises yuy dem ay sénégalais ay autorités sénégalaises dañ invité foofu ci hôtel bu ñu paree may leen xaalis ñu jënd seen marchandise ñëw jaay si loolu journaliste nga may journaliste yàgg nga koo dégg
am na ñuy dem ñoo xamante ne nee nañu ay jigéen lañu bu ñuy dem du ñu yóbbaale 1 franc CFA billet la ñu leen di jox ñu dem bu ñu demee léegi dafa seen i affaire jënd seen marchandise ñëw andi ñëw jaay si donc yooyu yëpp day wane rek yàkkamte gi ak bëgg alal gi. bëgg alal gi ni teew mu teew. waaye bëgg naa ko teew mu teew tey daar naa am alal. ak nu ma ko mën a amee. loolu ku koy def ku nekk yaa Hadj Malick vraiment doo deñ di wax dëgg yàlla sàgg sa sagum réew. ndax loolu vraiment dafa ñaaw trop. xam naa ni du sénégalais rek du ñàkk ñeneen nationalité yoo xam ne yeneen nationalité yu ñu si wax. ñu ngi koy def. mais daal moom aventure la boo xam ne daal wax dëgg yàlla bu mat a arrêté la te gëm naa ni aussi autorité sénégalaise yi war nañ cee ju taxaw nag jéem a xool def enquête ubbi enquête baax a baax investigation ba xam ndax loolu réellement am na bu amee fu mu amee ak lu tax mu am ak ña ñoo ko amal loolu je crois bien que c'est très important. man lay gërëm baax di la sant la ngay jeexale ci wàllum aj bi Fadel Gueye. waaw xanaa di la gërëm encore bu baax a baax di la sant Hadj Malick ci thème bu am solo bii nga xamante ni vraiment ñu ngi contexte bii nga ko indee vraiment foofu la di ñaaneel yàlla ñi nga xamante ni vraiment tey ñoom la yàlla tuuti ñu war a aj ndax bu ñu toogee ba ñaari at yoo xamante ni aj amul kenn ku ci nekk waajal nga pour aji ñu bëree bëri ñoo xamante ni tegoon joxoon nañ seen xaalis mënuñoo dem ndax feebar bu amoon ñu dem ba ubbi ko ren bëriwul 1 million la pour tous les pèlerins waaye sant yàlla la mais nañ jàpp ni ku déposé yàlla def nga bokk ci ñiy dem ci 5822 yooyu nga bokk ci. 3822. waaw 5822 lépp maanaam lépp quoi. lépp ku ci yàlla boole nga bokk ci ñiy joxe aji nga sant ko yàlla xam ni yàlla moo tuddoon ni di nga dem. très bien képp koo xamante ni bokkoo ci nga jàpp ni yàlla tuddul woon ni ren di nga aj nga xaar ba déwén incha allahu taala la vie continue. encore une fois maa lay gërëm baax di la sant Fadel Gueye si sa disponibilité. ndax c'était pas évident quand même. wallahi heure bi ma la woowee ak heure bi nga ñëwee fii macha allah. dëgg la man damaa jàpp ni kër gi sama kër la. oui ndax wax dëgg yàlla Mamadou yàgg nañu maa moom sama xarit la. oui Alassane Samba macha allah moom tamit noonu samay xarit rek a fi nekk. te itam vraiment nga nekk ku ma yàgg a xamanteel. nga nekk vraiment nit koo xamante ni ku ma jox cër nga. ndax gis naa sa taxawaay. xam naa sa compétence. xam naa sa cawarte vraiment ci métier bi nga xamante ni moom la ñuy exercer. te it nga woo ma ci sujet boo xamante ni vraiment bu ma sawar la. muy aj ndax li nga xamante ni moom la aj symbolise Hadj Malick. macha allah di la gërëm baax di ko sant mu nekkoon Fadel Gueye nekk journaliste directeur général bu groupe Réveil Islamique moo nekkoon tey suñu gan. si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant si réalisation bi Ramatoulaye Sall Diop ak Mans Moub ci caméra yi Angèle jàngeen jëf